juróom-ñeenti waxtu ci guddi ci RFM ñu dikk ak yéen ci xibaar yi. El Hadj Ndiogou Diène. li gën a fës ci xibaar yi jàkkaarloo bu mujjee jàmmaarloo janoo diggante Yékini ak Balla Gaye 2 mujjewul amati ndax ay xeexoo diggante seeni ñoñ yi ay nit jëlee ñeen ci ay gaañu pàcc bu yaawu xibaar yi mbir moom lañ koy jagleel. nguuruk Sénégal woolu fukk ak juróom-ñaari ambassadeur ak i consul yu ko toggal bitim réew bokk na si ñoom ambassadeur Sénégal ca Paris Maïmouna Sourandir mi ni njort ne Mankeur Ndiaye moo ko nar a wutu foofa ca France. jawriñ ju bees di yor bitim réew di bàyyi xel bu baax a baax doomu Sénégal yi ñu dàqee Mauritanie maître Alioune Badara Cissé xam ne dina gisee ak naataangoom bu Nouakchott suba ci alxamis ji ngir xool ni ñuy def ba doomu Sénégal yooyu delluwaat ca moom réew. ki yor kàddu PDS naqarlu yenn kilifa parti bi génn gannaaw di fipp nag gannaaw bi Ablaye Wade di taane Omar Sarr def ko coordinateur bu parti boobu Babacar Gaye xam ne sartu PDS moom may Ablaye Wade mu tànn ku ko neex te toftal ko ci boppam mu ñaax kilifa yooyu di ñaxtu ñu xaar ba ñu yegg ci congrès bu PDS. beneenu parti bu ami jafe-jafe jamono ji di PS feewuloo feeñ diggante waa parti socialiste ndax tànneefu seen jawriñ ci gouvernement bi militants yi di métti lu coow loolu ñuy ñaan dal ak tamit waxtaan ci seen parti nekk li gën a fës ci xibaar bi ne suñu leen ci ay faram-fàcce. RFM xibaaru ngoon. El Hadj Ndiogou Diène. Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Futurs Médias xibaaru guddi gi ñu door ko ak wàllu lamb tey ji ay xeexoo amoon ci jàkkaarloo diggante Yékini ak Balla Gaye 2 daanaka seen jàkkaarloo bi mujjut am ndax yooyu la xeexoo am na sax ay nit ñoo xamante ne amee nañ ci ay gaañu ñoom ñaar ñoo nag war a daje ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril bi di ñëw Yoro Mangara. janoo ji ci xeex la mujjee Balla Gaye dafa ñëw ñu teg ci ay minutes rek coow li commencé siège yi di naaw ñuy dóorante kurpañ jaas yi génn ku nekk di wut noo sowee daw génn baas deret ji tuuru ñu jël hôtel bi transformé ko mu mel nii ñu nga ca arène ba Pierre Ndiaye reporter photographe ne lu mel nii mosu koo gis. ba may nekk si lamb bi léegi depuis 1980 ba tey lii mosuma gis def naa lamb yu nekk depuis Robert maa ngi def ay lamb ba tey si Balla Gaye ak ñoom ak Yékini mais li mosul am man nee naa sama xalaat ak sama gis-gis fi ñu ko defee dafa tuuti parce que boo gisee ay verre ñoo fi nekk ay verre fi nekk aussi sécurité bi bari woon na mais man promoteur moo def lépp parce que doo xam ki ànd ak Balla Gaye doo xam aussi ki ànd ak Yékini. ñaari mbër yi ñibbi te gisee wunu bàyyi fa ay amateurs yoo xam ne seen xol neexul ndax bëggoon nañoo gis ñu jàkkaarloo. ñaaw na trop ndax man ba ma gisee ñu këddante ci seen tànk yi saa kees ak kii ma seen ñuy këddante yi nga xam te laa xam ne mbir mi yàqu laa woo sama bébaay ma ne affaire bi day yàqu te deuxièmement li ñu ko defee mbooloo mu ñu engagé noo ñëwandoo ñoom waroon nañu écarté waruñu woon ja bokk même plateau kenn ku ne la war a écarté lu sore waaye ñoom ñaar seen kees de barki démb jee ñu ñëw def la fii xaju fa fii du place signature ñaar ñoo xam dem na ba kees coow lu guru dëkk bépp di leen dar ñu ñëw dëkk ko fii booba laa xamoon ne lii mënut a nekk fii. bii nag mooy ñaareelu yoon janoo bi di lajji ci diggante Balla Gaye 2 ak Yékini ñaar fukki fan ak ñaar di bisub combat bi di nu gisee. Yoro Mangara xeexoo yooyu nag ki nga xamante ne mooy promoteur bi tëgg combat boobu mi ngi koy naqarlu bu baax a baax moom Luc Nicolaï xam ne dina daje ak ñi nga xamante ne ñoom la seqal mbir mi ngir xool ban taxawaay lañ ciy taxaw ñu déglu kàddu yi Luc Nicolaï. li nga xamante ne moo doon suñu warugal def nañ ko et woo nañu sécurité boo xamante ne yaakaar naa képp ku fi ñëw tey xam na ne mbirum sécurité kenn waxu ko. ndax sécurité bi mu ngi commencé ci biti ba ci biir. ci wàllu mbër yi aussi man ci sama jàngatu bopp mbër yi la ma leen waxoon ak ñoom ci wàllum kayit ci horaire respecté nañ ko. ndax yaakaar naa Yékini balaa 5 heures ñëw na Balla Gaye 2 balaa 5 heures ñëw na mais nag dafa am loo xamante ne Sénégalais yi war nañu ko réeree mbir itam. et lamb la ñu wax. lamb aussi dafa am ay réalité li ñu waroon yépp def nañ ko tey mbër yi ñëw nañu heure parce que katu xibaar yi ñëw nañu. et ñi nga xamante ne aussi mooy sécurité bi mu ngi fi woon donc je pense que l'essentiel mu ngi woon fii tey et mais nag li ci xew ñëpp gis nañ ko lamb moo demee noonu je pense que ci show bi mënuñ cee wax dara lu ñuy def rek mooy xool fi leeg guddi la nga xamante ne loolu moo mën a nekk ak lu mënul nekk mais je pense que ni ko Malick waxee sànq événement bi moo ni toll. te mbirum aussi man dama ko seetlu samay mbirum Luc Nicolaï amul benn lamb boo xamante ne mbir yu demee nii du ci am bon loolu aussi dañ koy delloo ci loxo borom bi rek xam ne noonu la mbir mi demee
mais terewul aussi lamb yi ku ne gis na muy mujjee. léegi daal li ma ci mën a wax mooy pour tënk wax bi mooy li nga xamante ne ñun au niveau de Luc Nicolaï & Co am nañu réunion léegi ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo seq mbir mi dinañu toog waxtaan à 19h et puis bu soobee yàlla suba dinañu joxe déclaration boo xamante ne yooyu matuwaay la ñuy jël pour li nga xamante ne fii moo def fii ba ci combat. mu nekkoon promoteur bi di Luc Nicolaï ki nga xamante nag mooy commandant Thioune di ki yor karange gi ci wàllu lamb ji nee na nag li wërta wóor mooy combat bi dina am te tamit karange dina mët sëkk ndaxte loolu jaaxalu leen gis nañu ay mbir yu gën a doy waar ñu déglu commandant Thioune ci micro Yoro Mangara. sama rôle mooy lan fexe ba lamb ji egg ci jàmm ak salaam mais ce qui est sûr on va mettre le paquet parce que les autorités ont constaté les autorités ont vu donc le jour du combat là dinañ jël ay dispositions yoo xam ni lamb bi dina dem ak jàmm avant pendant et après il y aura pas de problème que les gens xam ni lamb ji dina am te dina am ci jàmm ak salaam sécurité bu tul nii mësul am ci signature c'est parce que ci biir salle bi ñi fi nekkoon mooy ñi fi war a dugg rek ñi on a prévu chaque lutteur moom ak 5 ku ne ak 5 mais ñoom aussi ñi dugg dañoo waroon dugg mais xam nga la may problème bi xam nga lamb ji nit ñi ñoom ñoo ko tollal noo xam ni xaj na ni ñaari mbëri toll mais lii yàgg-yàgg dañ koy bëri le 23 nit ñi fàttewaat lépp ce qui est sûr lamb ji moom day am te le 22 dinañ jël matukaay yoo xam ni di ngeen xam ni les gens ont pris leur disposition dinañ topp ñaari mbëri seen kër topp aussi fi ñu dëkk ak fépp ñëw gérer leen ñii dugg ñu xam nañ leen di canaliser lamb ji dina am. mu nekkoon commandant Thioune di ki yor la karangeeg ci wàllu lamb ji Double Less nekk manager Double Less kon nekk manager Balla Gaye 2 nekk tam papa moom nag bi muy ñëw mbir yi fekk na mu jeex naqaru na ko woote ñëpp ci dal ñu déglu ko ci micro Ngagne Diagne ak Yoro Mangara. dama doon ñëw rek pour signature bi rek mais ma fekkee nag mu tas xaw ma lu tax mu tas. waaw dama leen fekkoon seen waxtaan. foofu nag moom vraiment mënu ma ci sori. Alaaji bëri nga bëri yu mel nii sa digganteeg Robert sa digganteeg Mbaye Guèye sa digganteeg Mame Gorgui est-ce que meloon na nii. waaw Mbaye Guèye moom melu na nii bëri na tension ñoo dëkkoon face consort la. suñu ñaari camps yi sorante wuñ. mais alhamdulilah am na tension mais finalement départ bi doon mais finalement bi yëpp dafa mujjee dugg ci jàmm. waaw ñi xam ne doom Sénégalais lañ dañuy war a delluwaat seen xel ñoom ñëpp. kanaaw yàlla yonante ba boo gisee ñi am dañu am lu ñu am ni tey bu dul lamba duñu ko am yooyu war nañ fonk lamb dañ ko war a fonk baax a baax a baax bu ñu ko fonkul bu lamb bu yàqoo seen bopp lay këpp xam nga man lu ma desee bariwul su ma yeneen morom li si desee bariwul mais ñoo ñu nekkee ndaw yu bugg a dem ñuy tas ñu yàq lamb kooku élégué lu ñu ci am na ñoo ko def seen bopp day boolee yar moom lu mu la may dara du la ko may. mu ne woon Double Less mbir yi nag mi nga xewee ci hôtel bii di Radisson di hôtel boo xam te ne nag bu bakkane la ñu fay leen nit di fay dem di féexlu ak tamit di lijjanti seen i mbir loolu nag nekk loo xam te ne ay jafe-jafe yoo xam te ne daan leen ko jural ay ñenn ñi gis na nag xëy na mbir yi noonu la mënoon a demee reportage Anna Rocha. ci biir tente duñu fa sampoon ñetti tubaab taxaw di waxtaan duñu ay taskatu xibaar bokkuñu sax ci organisation bi ñoom ay doomu biti réew yu ñëw yendu si ci biir hôtel bi ñëw fekkee face à face Yékini Balla Gaye 2 ñu ngi waxtaan jël photo laata mbir yi commencé affaire yi tàng jër ñëpp di ut buntu pour génn ñoom ñu ngi jàpp seeni njàmbur teg si di signe lu ñu jaaxal ñun kenn ki dong moo nangu wax ak ñun te dafa leb tur bi li fi xew mel ni daf ko doon gént. non maîtriser nañ ko xoolal jeex na ba pare te xam nga fu mu nekk nii léegi mbir mi commencé léegi ku nekk jël place am man daal xamoon naa lu mel ni dina am. ay chaise di naaw ay yuuxu ay jaase ak ay bant dara yëngalu ko. ci terrain de football itam lii day am wala rugby am na ay nit yoo xam ne dañoo bëri xadar kon te dañuy bëgg di défoulé wu lii du dara. calme bi dellu si waat ku ci nekk def lii la war tubaab bi nangu woon wax ak ñun sol na ab tenue de sport ñaari naataangoom ñu ngi wëy di waxtaan di bàyyi xel bu baax ci waxtaanu taskatu xibaar yi li xew Radisson mën na tax nag ba lamb ji ñu koy wëyal di organiser yi ay. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla.
leneen ci wàllu xibaar fukk ak juróom-ñaar ambassadeur ak consul yu toogaloon Sénégal ca bitim réew nguur gu bees gi nag daal leen di woolu bokk na ci ñoom ki toogaloon Sénégal ca Paris di Maïmouna Sourandir waaye tamit ambassadeur Sénégal ba nekkoon ca Amérique di Fatou Daniel Diagne ñu si ni xibaar nag ki nga xam te ne mooy Mankeur Diagne di ambassadeur Sénégal ca Mali moom nag lañ nar a tabb mu nekk ambassadeur Sénégal ca Paris wàllu bitim réew sax ak jawriñ ci ñu ko dénk di Alioune Badara Cissé moom nag ki muutu tey jii di maître Madické Niang daal na koy jébale ngay ci ngoon gi Alioune Badara Cissé daal ci profité wax ci li xew ca Mauritanie ay doomu Sénégal yu ñu fa génne nee na sax suba ci alxamis yi dina gisee ak nattangoom bu Mauritanie ñu xool doomu réew mi nag lañu fexee ñu delluwaat foofu la ca Nouakchott maître Alioune Badara Cissé ci micro Ismaïla Camara. sant yàlla fan yii yëpp laataa ñu jël mission ñu fonction ñu ngi doon jokkoo ak suñu ambassadeur bi nekk Mauritanie Mamadou Kane ñu ngi jokkoo ak également ministre des affaires étrangères bi nekk Mauritanie donc gëm naa ni dara beesul tey indiwul dara lu bees ñu ngi continuer di toppatoo Sénégal yi fépp foo xam ne ña nga fa incha allah rabbi. La situation à nos frontières n'est pas des meilleures avec ce qui se passe au Mali. nekkoon maître Alioune Badara Cissé di jawriñ ju bees yi ñu dénk wàllu bitim réew kon tey jébalante leng yi digganteem ak kii di maître Madické Niang jamono ji ñuy wax ak yéen tamit sànq Karim Wade moom tamit doon na jébal leng yi ki nga xam te ne moo ko wut léegi ci wàllu infrastructure du Mor Ngom ci suba gi tamit jawriñ ji di Amadou Kane di yor léegi wàllum koomu réew mi ki nga xam te ne moom la wuti di Abdoulaye Diop joxoon na ko leng yi suba tamit ak gannaaw suba daañu wéyal loolu nga xam te ne mooy jébalante leng yi conseil des ministres bu njëkk nag bu gouvernement bu Macky Sall nag suba ci alxamis ji lañ koy amal wax ci wàllu politique ak fippu gi ñu nemmeeku jamono ji ci PDS loolu tukkee ci tànn gu Ablaye Wade tànn Omar Sarr def ko coordonnateur parti bi ay kilifa yu mag ci parti bi di koy naqarlu ki nga xam te nag moo yor kàddu PDS ne loolu lu jaadu la ndaxte boo xoolee sartu parti bi may na Ablaye Wade ku ko neex mu daal di koy toftal ci moom nee na nag ñi nga xam te ne ñooy fippoog yooyu dañoo yàkkamte rek waaye bu ñu jógee ci élection législative daañu amal congrès bi ku mu taxaw ku mu neex nga daal samp sa ndënd ngi jiite parti bi ñu déglu kàddu yi Babacar Gaye. gëm naa ne coow li bi muy tàmbali boobu kenn tànnagul Oumar Sarr def ko coordonnateur waaye damay fàttali askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñoo bokk PDS ne sunu parti dafa wax ci ay sartam ne njiit mi muy secrétaire général national jamono boo xam ne nii yaakaar na ne soxla na ko mun naa nommer lu ñuy wax coordonnateur wala adjoint fii nag tànn na koo xam ne heure yi ñu toll di waajal wote yi ñu dëgmal muy élection législative te mu nekk ki nga xam ne mooy directeur bi toppatoo affaire wote di sunu frère Oumar Sarr pour mu jàppale ko ci liggéey bi nga xam ne waajtaay loolu la nekk na lu méngoo ak suñu congrès bi mujj joxoon mandat secrétaire général national pour mu defar liste yi nga xam ne moo jëm ci wote bi waaye it pour que bu ñu paree ci wote bi ñu préparer congrès bu jotee ñi nga xam ne tey am yaakaar ne war nañu jiite PDS te dama xamul lu tax ñoom rek ñu yaakaar ni ñoom ñoo mën a jiite PDS bu boobaa ñu laaj bu leen parti yi wóoloo responsable yi wóolu leen militants yi wóolu leen bu boobaa mën nañu leen tànn mais fi ñu toll li nga xam ne moom lay ñaan mooy nit ñi dellu seen xel ñu xam ne bi ñu jógee ci wote yi nga xam ne dañ ko perte mooy ñu préparer élection législative yi ci ànd def benn fay tànk bokk ndey bokk bàyyi xam ne Abdoulaye nag li mu liggéey ci réew ak li mu liggéeyal PDS du rafet jamono bii ñu toll xaar ba nga xam ne nekkatul président ñuy yëngal ak a yëngalu loolu dama yaakaar ne gënul ci suñ ñun responsable gënul ci militants yi te gëm naa ne fii ki fan loolu dina nekk loo xam ne kenn dootul ko dañ koy nettali rek waaye du lu fi sax. mu newoon Babacar Gaye yor kaddu ko PDS waa PS tamit ñu ngi ci jafe-jafe jamono ji li ko jur nag mooy tànn gi ñu tànn ay jawriñ ñu war leen toggal ci nguur gi ñenn ñi nag di koy ŋàññ militants yi nag di naqaru coow loolu nga xam ne am na jamono ji ci seen biir parti ñi woote nag waxtaan ak dal ku nekk daal di sàmmonte ak li nga xam te ne mooy sartu parti bi ba saa yu ñu waree jël dogal ñëpp daal di ci ànd reportage maison du parti socialiste Mohamed Alim Ba. 4 heures jot ci maison du parti socialiste ay militants nekk ci cour bi laata bureau politique bi di ñëw ci cappaandaw ji kenn ki bokk ci bureau bi dëggal ni reporté nañ ko. saa yi bu nu amee ay gàllankoor secrétaire général mi nga xamante ne mooy jiite bureau politique dafay woo nit ñi kenn ku ci nekk ci téléphone pour xamal la ne am nañu ngant tey bureau politique mënul am. teewu responsable coordination yi toog coow bi am ci seen parti ñoom mënuñu ko nangu Mami Gueye présidente femme yi nekk Yarax. te am na ay décision
yoo xam ne c'est des décisions d'urgence bu ñu koy jël Tanor mooy toog sool benn rek ñu restreint waxtaan si ak ñoom mais 2 postes ministres waru indi coow ci biir parti socialiste. Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi ko joxe c'est la présidente nationale des femmes ñëwaat toppaat ci ginnaaw Ousmane Tanor Dieng au sein du parti kenn mënu tëb Aminata Mbengue Ndiaye kon ñun jigéenu Sénégal yëpp ñu tal ci kawam. bi ñu sukkandikoo ci Malamine Diatta bokk ci bureau parti bi jarul coow lépp dina duggaat ci yoon. parti socialiste Senghor la commencé moo ñu ko sax bamti moom ñu koy bamti chaque fois bu ñu toogee ci réunion xamal ñu Senghor ñoo ko yoroon ñoom Abdou Diouf ñoo ko yoroon moom tey yàlla moom la ko dénk alors après moom dafa am ay génération yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñoo xamante ne war nañ mën a continuer parti bi te moom sax bu ñu ko laajoon ci pendant campagne bi xamal na nit ñi de lii mooy dernière élection. bureau politique bi war a am dina nekk réunion bu am solo ndax ci PS bi ñu tabbee seen ministre ba léegi coow mi ngi continuer di jóg. Mouhamed Ali mu baax ci biir coow loolu ci parti socialiste ki nga xam te nag moom lañ dénk jokko gi di Abdoulaye Wilane moom nag ñaawlu na te tamit ŋàññ na bu baax a baax yenn kàddu yoo xam te ne mi ngi jëpp jamono ji ci seen parti bi mu daal di woote ñëpp ñu ànd ak dal ci geneen wàll moom Abdoulaye Wilane xam ne daal parti socialiste si wootee tabuk député yi dafa nar a dem bokk liste ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Wilane doon jëloog taskatu xibaar yi tey ji ci teewaayu Ousseynou Diagne. fi mu toll nii fi ñu dugal Sénégal ak li ñu wax sénégalais bañ ànd ci ñun mbii coog mbaloo amatul place ci suñu biir. jëf ju rafet liggéey bu ànd ak njëriñ naataangeeg taw féex gu ñëpp bokk te fexe ba li ñu wax sénégalais yi càmbar réew mi. te fexe ba li ñu wax sénégalais yi càmbar réew mi yooyu nu réew mi alal réew mi koppar réew mi fexe ñoŋal ko muccal ko ay jubal sellal lépp dafa jàmm. fecc colère la kot war ma fecc colère mooy transhumance képp koo xam da nga jogte loolu baa nga jikoo ko mais sénégalais yi ñoo war a bàyyi seen i bokk ñoo leen war a sikk ñoo leen war a xaxar ba ñu bàyyi loolu war a dingat jëleen fii ku ñu àndal sax ñu wan la gannaaw. RFM rajo bi leen di xibaar saa su ne. wax ci lu soxal université Cheikh Anta Diop élèves yi nga xam te ne dañoo am bac te orienté wu leen di yëngu-yëngal jamono ji yëpp nag tey ji nag li ñu def moo di ne dañ daal di dem ca restaurant yi def ngénte tubaab maanaam lekk añ ba suur te fay ñu dara di loo xam te nag directeur du COUD mi ngi koy naqaru bu baax a baax ndaxte ñoom nee na amuñu dogal wala sañ-sañ def lu ni mel te nee na loolu sax daañu ko seetaanati daañu teel matuwaay bu jaree sax xeex ak étudiants yi wala leneen daañu ko jëflante ak ñoom directeur bu COUD si tondu ci janoog taskatu xibaar yi joomawoon am ndaje ak taskatu xibaar yi ngir artu ndongo yi nga xamante ne am nañu seen bac wante kenn orienté gu leen ci ay université loolu sax Merlo directeur général bu COUD Sitor Ndour. bu ñu jógee campus pédagogique dañuy ñëw campus social bloqué suñu ay restaurant forcer porte yi pour lekk sans fay li tax loolu doy waar te mënuñ ko nangu bu njëkk mi mooy nekk gu ñu étudiant te COUD ku nekkul étudiant mënuñ la jël en charge pour le bénéfice des œuvres. Sitor Ndour yokk ci ne étudiants yooyu dañu def lu leen neex ca biir restaurant yi te amuñu sañ-sañ dugg foofu wante mbir mu mel nii dina dakk. wax nañu ak ñoom ci njëkk ak teraan pour woon leen ne directeur u COUD social lay gérer. pédagogique bi yoruñu ko. or problème bi ñuy posé muy inscription kooku autorité pédagogique yi ñoo ko yor. mu mel ni kon bunt bi ñuy fëgg du bunt bu baax. te nag li ñu commencé tollanti ko bu continuer dinañ am problème ak ñaari entité bu njëkk bi mooy étudiants yi nga xam ne dañuy jàngi wàcc war a restauré wu bu ñu bloqué fonctionnement restaurant yi dañ leen di porter préjudice. ñaareel ba mooy direction COUD mënul nekk ci jafe-jafe sous perfusion ba pare nag benn groupe bu nekkagul étudiant ñoo bëgg ñoo forcer ngénte tubaab pour 20 000 étudiants
pour 3 repas par jour kooku mënta ne yàq la boo xam ne kenn mënu koo compter. directeur général bu COUD xamle ne COUD ji boppam di soox ndax amul ay jumtuwaay yu mot directeur général am xamle ne faw ñu yokkal ko subvention bi nga xamante ne gouvernement bi da koy joxe muy subvention boo xam ne fukki at a ngi nii yokkuwul. dikk ak yéen ci xibaaru caada xalam ànd ceeg Ndate Diop. dal leen ak jàmm ci xibaaru caada yi. altine ba léegi ndakaaru Tiwaawan Gorée ak kër Samba Yacine ñoo ngi wéyal festi parole di ab festival boo xam ne nii dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllu kàddu muy juróomeelu édition bi ñu koy wéyal ba fukki fan ak juróom ci weeru avril bii di ñëw. Boubacar Ndiaye moom mooy directeur artistique bi dañ koy déglu ak Ibrahima Benjamin Diagne. li waral ñu def festi parole moom mooy association bi ñuy tuddee teenu kàddu gi yëg lan daal di ñëw rek delluwaat ci kàddu maam déglu ko xam ko mu mel ni rek feet gi feetuk wax la maanaam képp kuy taalifkat képp kuy léebkat képp kuy bindkat man koo wax ci làmmiñ ñu dégg woo nañ la ci feet gi maanaam feet gi day commencé le 9 ba le 15 Tivaouane Gorée Kër Samba Yacine fépp lay daje ay nit ñu weex jóge fu ne ñëw di dajeek nit ñu ñuul ñi ci wàllu aada ak cosaan. mais lu tax ngeen taamu maanaam kaddu. mais nit bu amul kaddu amul dara lu tax ñu taamu kaddu moom mooy delluwaat rek delluwaat dem gis mag ñi déglu leen ñu wax ñu yaraat ñu déglu daal di delloowaat ñi nga xam ne ñooy suñuy rak moo tax ñu waral kaddu ndax Afrique dañu ne tradition orale boo xam ni géwal neew na fi yor aadaam ci wàllu wax mais bala nga mën a wax da nga mën a déglu nit mënta wane boppam ci lu weesu culture am aadaam loolu moo waral nekk ba fële gis ni aada am na njariñ ndax nit ki bala mu la xam wala mu wekk la rek la nga koy wan moo ko tax looloo waral nag daal di dellusiwaat xam ni nit ñi mënuñoo dem weesu seen cosaan wala ñu jéggi seen cosaan. wàllu théâtre la ñuy wax ci dëkk bi di Ndar mu mel ni aar boobu dafa nërmeerlu ñi di artistes yi naam su fekkee ni ñoo ngi koy def nekkul loo xam ne ni dañ cay jëlee dara lu ca ruuse dañ koy def rek ndax bëgguñ ko bëgg ndax daal ñoom jàppandal amuñu ko te tamit dañ leen di exploiter. Mohamed Nabi Silla waxtaan na ci lu yaatu ak Alioune Badara Diagne Golbert. ndaw yi yëngatu ci wàllu théâtre di wane seen bopp saa yu nekk ci biir réew mi Pape Malick Gueye di bind ay kaddu yuy faral di génn ci woy ak i théâtre yëkkati ci kaddu. gis naa am nañu gore ñi nga xamante ni dara jaralu leen ñuy def leneen lu dul représenter seen ville te ku leen jàppale aussi Ndar je pense que doomu Ndar dinañ ko dégg fu sore te théâtre bi actuellement am na valeur bu nga xam ne valeur bu mag la am nañu ay artistes yi nga xam chaîne boo jàpp da nga leen di si gis mais lan moo leen manqué ñuy dem tournée internationale affaire yi du Dakar kese nañu décentraliser affaire yi. gannaaw bañ ko xàmmee lool ci wàllu théâtre ci biir réew mi rawatina ci dëkk bi di Ndar Golbert Diagne fas yéene xeex ngir théâtre gën a mën a jot boppam rawatina artistes yi. théâtre Ndar dafa am mandarga boppam da nga daan bind sa scénario yàlla may la nga mën jouer théâtre am ay nit ñoo xamee ne xamuñu ne théâtre xamuñu ci dara bitim réew la ñu nekkoon fexe ba am xaalis jënd ay matériel ñëw wut benn réalisateur jël sa scénario interprété ko jox ñi 30 000 ñi 40 000 ñi 50 000 ñi 5 000 dem jël pièce def ci ay bande yu bare bare jaay ko ci àddina bi yëpp bala ñoo def benn at bu ñu tourné ñaari yoon nekk milliardaire bare na de léegi mu mat téeméer de. lu ëpp téeméer ci ay scénario doon loo xam ni ñoom denc nañ ko ak seen ib ñooñ ngir firndeel seen bëgg-bëgg ci yëngatu bu ni mel. daaw da gisee bind na kam mi ngi ci toog parce que yàkkamti wuñu yëpp wane nañ ko yii yu bees la am na sax yeneen mode yu ñuy génne yu bokk na théâtre yi ñu doon def 45 minutes temps am na yeneen yu sew yooyu sax xëy na am ñu ci pàccal tuuti ci fan yii di ñëw pour wanewaat beneen mandarga ci wàllu théâtre waaye daal ñu gëm ni daal liggéey bi daal mi ngi fi te théâtre du rek yéeg ci kaw scène bi wala dem ci télévision ni film non non acteur dëgg-dëgg mooy xel mi mooy nekkin bi mooy dundin bi. wàllu musique diwaanu Fouta di wéy ba léegi rek di bànneexu ci ndam li nga xam ni Macky Sall am na ko ci élection présidentielle bi weesu ab concert la fa Baaba Maal tëgg ci njàppandaluk ñi nga xam ni ñooy doomu Sénégal ya nekk Congo te doon jàppale kii di président Macky Sall Ali Banel ñi ay junni doomi aadama ñoo daje ci ndendoor yi ci ab concert bi Baaba Maal di roi du Yela doon amal gannaaw bi ñu sooboo ci langu politique ba ñu yóbbu Macky Sall ca palais ba émigré yoo nekk ca Congo ñoo kon mayeb concert diwaanu Kanel la ci seen engagement gannaaw président de la république bu bees bi Baaba Maal gis ni doomi Fuuta di sëtub Lamtoro moo dëju ci kaw nguur gi fu ma doomu Fuuta mën a woo ma wuyu mooy sama tànk
fii ci Ndondori Macky Sall bi jël nguur gi Lam Toro buur Gédé la jamono yi yëpp Mansour Seck àndul ak man permission la ko groupe bi joxoon ngir mu ànd ak géeram bi di Macky Sall lii moo waral samay tànk fii di ko fete ak yéen nde ndam bi Fuuta yëpp ko moom. ci njiitalu Baydi Kane di ab transitaire nekk ca Congo ñaax nañu askan wi ñu daal di dellu ci cosaan ak aada gox bi ñu mën a jëfandikoo jéego yu ñu xaar ci nguurub Macky Sall. jeexale wàllug littérature di bind ak livre bi nga xam ni moom la ñu duppee vécu quotidien d'un enseignant maanaam li nga xam ni jàngalekat bi moom la dund loolu di livre boo xam ne nii nag kii di Talla Joxaane moom moo ko bind moom nag ab instituteur bu à la traité mi ngi ciy wax nag yar gi waajur yi war a jox doom ak lu soxal mag ñi ñu leen di duppee troisième âge waaye tamit xool njàngum ëllëg mi ak njàngum tay mi lu leen wuutale jërë ngeen jëf ci déglu bi fii la ñuy yamandi ci xalam dig daje aser yi di ñëw. Val d'Afrique moo leen di may seen xibaaru wérgu yaram. Bonjour, comment ça va? xibaaru wérgu yaram ak Awa Mbaye. excellent jàmm méningite di feebar bu ragallu olof naan ko feebaru jàdd kon gis nañu ko fii ci Sénégal ci dëkk yu mel ni Kaolack ak Linguère ci loolu sax wàññi nañ ci lu tollook téeméeri nit yoo xamante ne am nañu jàngoro yi méningite foofee ca Kaolack ba weeru mars dooree ba léegi kon am na ñeent fukki fan ak juróom ñaari nit faatu nañ ci foofee ca Saloum waaye nee nañu foofee ca Kaolack jàngoro ji maîtriser nañu ko ndax am na ay jumtukaay yu bari yu ñu tekki ngir saytu gi ak faj bi gën a yomb Malick Ndiaye di médecin chef bu région médicale bu Kaolack. biñ commencé gis cas yi ñu def bilan bi ci laboratoire xam ne lii méningite la ñu jël suñu matukaay maanaam ku ñëw ñu defal la diagnostic après ñu traité la parce que garab yi am nañ ko te garab gi ngay fajee nekk na loo xam ne bi ñu ko utiliser dana faj bi day yomb te ñu ciy loru du bari donc ba commencé ba léegi am nañ plus d'une centaine de cas mais ñaar rek ñoo ci loru ñaar donc yàlla may nañu jënuñ disposition yëpp garab yi am na laboratoire yi am na pour ñu diagnostiquer ko et que seet dañ ne mu ngi wàññeeku semaine bu nekk parce que semaine bu nekk la ñuy xayma ñaata cas te boo seetee ñeenti semaines yi jiitu ba léegi ci semaine bii ñu jiitu 14 cas rek la ñu am te foog nañ ne fii juillet bu nekkee mu ngi continuer fii fin avril bu nekkee mu ngi continuer peut-être feebar na jóge Kaolack incha allah. méningite nag di ab feebar boo xamante ne day wàlle ñu koy jaarale ci noyyi te nag mi ngi gën a laal xale yi di tout tànk yi waaye fee ca Kaolack façon feebar bi ñu fa nemmeeku daanaka am na yu ko gën a garaaw yoo xamante ne ci yeneen dëkk lay feeñee ci lu jëm nag ci màndargay feebar boobu gone gi mën naa jooy yu bari ba jaaxal ay waajuram yaram wi tàng loolu. am ay métitu bopp di wàccu wala sax loos wi ne jaddaaral méningite nag lu tax mu doon feebar boo xamante ne dafa ragallu mooy dafay évoluer ci lu mu gën a gaawee mën na dem sax ba faat bu dee sax nit kooku rëcc na mën na koo bàyyeek ay mandarga yoo xamante ne mën na ko yàqal àddunaam kon ci waajur yi bu ñu gisee kon mandarga yooyu nga xamante ne mooy feeñ ñu yaakaar ne feebar bi la kon nañu ko yóbbu l'hôpital ngir fexe nag ba aaru si am na yenn jëfin yoo xamante ne war nañu ko tàmm mooy di raxas lu bari suñuy loxo ak itam di nettoyer toilettes yi ak wor de sawel fii la ñu yem ak yéen ba altine fileeg booba ñu leen di soññat ci ngeen toppatoo seen wérgu yaram. ngir setal seeni loxo jëfandiku leen gelma Valda Val d'Afrique moo leen doon may seen xibaaru wérgu yaram. RFM xibaaru ngoon. jërëjëf Awa Mbaye mbokk yi foofu leen yem ak yéen ci xibaar yi ñu def pàttali ci gënoon fas. El Hadj Ndiogou Diène. jàkkaarloo bu mujjee jàmmaarloo janoon diggante Yékini ak Balla Gaye de mujjewul amal ci ndax ay xeexoo diggante seeni ñoñ yi ay nit jëlee nañ ci ay gaañu nguurug Sénégal woolu fukk ak juróom-ñaari ambassadeur ak i consul yu ko toogaloon bitim réew bokk na ci ñoom ambassadeur Sénégal ca Paris Maymouna Sourandir mi ni jot ne Mankeur Ndiaye moo ko nar a wut foofu la ca France jawriñ ju bees di yor bitim réew di bàyyi xel bu baax a baax doomu Sénégal ñu dàqe Mauritanie maître Alioune Badara Cissé xam ne dina gisee ak natangoom bu Nouakchott suba ci alxamis ji ngir xool ñuy fexe ba doomu Sénégal yooyu delluwaat foofule ca moom réew ki yor kàddu PDS naqarlu yenn kilifa parti bi di fippu gannaaw bi Ablaye Wade tànne Omar Sarr def ko coordinateur PDS Babacar Gaye xam ne sartu parti boobu moo may seen njiit mu tànn ku ko neex toftal ko ci boppam mu wax tamit kilifa yooyu di fippu mu ñaax leen kon ñu xaar ba ñu amal congrès PDS
beneen parti bu amee jafe-jafe jamono ji di PS feewuloo feeñ diggante waa parti socialiste ndax tànneefu seen ñaari jawriñ yi ci gouvernement bi militant yi mettit lu coow loolu ñuy ñaan dal ak waxtaan ci seen parti bi. mu nekkoon xibaaru guddi gi ci rajo Futur Média El Hadj Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi Abdoulaye Diop ci technique bi 22h xibaar ci français ak Ismaïla Camara léegi daneen dégtal actu en question ñu doon waxtaane tey wàllu njëkk yi léegi lay doon ak Yoro Mangara jaajën jëf. jàngeen jëf bismillah kon ci actu en question di dalal tey ji Moussa Dia bu UNACOIS Moussa Dia ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi leen di fay. ak Mamoud Cissé. Momat Cissé bu Ascosen Momat ñu ngi lay nuyu. Yoro maa ngi lay fay. yow la nu koy jëkkee ndax président de la république nee na wàññi dund gi la bëgg te yeneen kuréel yi nga xam ne way jëfandiku yi ñoo leen tax a jóg loolu naka ngeen koy jàngate. waaw li ñu ko jàngatee gannaaw bu mu nuyoo auditeurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu jàngat boo xam ne daf ñu neex parce que képp koo xam ne askan wi la tax a jóg suba ak ngoon yaa ngi ci nekk ci terrain bi pour bëgg askan bi am bien-être social boo gisee président de la république wax la ne prix bi nga xam ne moom ngay jëndee li ngay lekk dina ko wàññi kontaan rek nga ci am moo tax bi nga xamee ne moom la def thème de campagne dama ne waaw kii de moom li mu wax moom presque man lay dimbali kon boog bu ma taseeg moom danaa ko laaj ñaata lay wàññi ndax dana wàññi wax la waaye wax itam ñaata lay wàññi baax na ci yàlla def matul ñetti fan ma dégg ne ci koo xam ne sax nekk na ministre wax na sax ba ne ceeb bi danañ ko wàññi lu mat 100 francs ma ne waaw mais loolu de moom baax na waaye nag ceeb dafa bari façon de am na façon boo xam ne de bu fekkee ne 100 francs rek lañ ci wàññi at ni ma gisee nga xam ne moom la ko waa Ndakaaru di lekkee muy riz parfum bi nga xam ne sax amut fa ñu koy jëndee kooku bu boobaa impact bi am ci consommateur bi du bari. waaw yéen waa UNACOIS Moussa Dia ndax wàññi bi mën na ne. yeneen jaaykat yi ma fàttali UNACOIS mooy syndicat bu ëmb jaaykat yi. voilà donc sama d'abord damay ñaan rek pour nuyu la donc nuyu sama naataango bi. nga may ma aussi profiter l'occasion féliciter le ministre Youssou Ndour donc ci li mu am ni parce que ñun yaakaar nañ ni mérite la. ki nga xamante ni dafa départ ci zéro jëli xaalisam alalam investir ci réewam donc di embaucher des diplomates comme vous donc je crois mérite la voilà. donc comme li nga wax ni ñun yaakaar nañ ni loolu war na mën a nekk parce que ñun au niveau de l'UNACOIS donc Macky Sall comme que daf ñu jox cër ci biir campagne bi boo xoolee recevoir nañu ñaari yoon ci biir ñaari yoon yi waxtaan nañ lu mel noonu ñun jàpp nañ ni parce que ñun suñu biir waxtaan nañu xool nañu les modalités et xam nañu lu war a mën a nekk la. naka la mën a nekkee buñ ko bëggoon a def. suñ ko bëggee def mooy tey yàlla def na le président Macky Sall est élu donc am na le ministre du commerce donc am na kii Macky Sall bu mu ñëwee foofu aussi waxtaan nañu pour ñun suñu diggante ñu nuwee partenariat ñu formé benn partenariat bi nga xamante ni membre UNACOIS dañ ci bokk membre état yi dañ ci bokk ak ñeneen ñi ci war a bokk ba boobaa ensemble avec étude bi ñuy def ñun bu ñu toogee incha allah je crois loolu day nekk. tey jii ceeb bi parfumé bu ñu ko waroon a wàññi sa gis-gis mën nañu ko wàññi ba fan. waaw xam nga ceeb parfumé bi il faut nga xam d'abord nekk na li nga xamante dañ koy importer te je crois tey benn réew mel ni Thaïlande rek lañ ko mën a importer te actuellement foofu def manqué déjà donc loolu boo toogee nga naan war na mën a wàññi lii ak lii donc c'est possible n'est-ce pas mais loolu laa la wax ni il faut mu am une grande concertation donc commerçant yi ak gouvernement bi ñu toog xool gëstu ko et ñun de notre côté déjà toog nañu xool nañu xam nañu la war mën a nekk la mais actuellement ce qui est sûr que peut-être commencé nañu am donc mu ngi am dans le marché ndànk-ndànk mais quand même problème bi yëpp mooy dafa amul woon
dafa amul woon yeneen ceeb bi nag yeneen ceeb yi je crois que à l'heure où je vous parle quand même prix bi mu ngi diggante 300 350 mais ba léegi war na mën a wàññeeku xam nañ ko. wàññeeku ba fan. non war na mën a wàññi loolu laa la bëgg a expliquer c'est-à-dire mën a wax exactement loolu mu ngi dépendre ci volonté gouvernement bi. waaw bis bi ñu toogee en tout cas ñun xam nañ ko war na mën a nekk mais bis bi ñu toogee ñun dinañ ko wax ni boo defee lii ak lii ak lii war nañ ci mën a wàññeeku. Momath Cissé tey jii yéen waa ASCOSEN bu ngeen daje woon ak président dañ koy wax mu wàññi leen ceeb bi ba ban njëg. xam nga duñ ko wax ne ko wàññi lu ceeb bi ba ban njëg ndax ceeb bi du moom moo koy jaay dafa am loo xam ne dañ koy wax ne ko boo ko bëgg a wàññi de yoon bi mën nga ko wàññi maanaam par exemple tey ñetti façon mën na cee jaar pour wàññi. parce que nit ki li nga mën a maye mooy li nga moom bu fekkoon ne tey jii ceeb bi moo ko moom mën na wax ne mën naa ci def nii waaye li mu moom ñetti yëf la mun na wàññi par la marge bu fekkee ne gis na ne marge par exemple détaillant yi bëri na mun na ko jaarale foofu ndax ñi fi nekkoon jaaroon nañ foofu mun na wàññi par les droits et taxes yooyu mën na ko wàññi mën na def aussi li ñuy wax subvention ñett yooyu yépp Macky mën na ci jaar ba nga xam ne prix bi nga xam ne moom la ja wax ni nga xam ne 300 ba 350 loolu moom la ceeb bi doon jar kon ñoom wàññeeguñu. waaw mais mën nañu ko wàññi ba fanweer yàq na bala ba ñeent fukk. déedéet ceeb bi nag lu garaaw la bu dee ceeb bi rek. parce que non xam nga lu tax. ceeb bi fi nu toll nii li ci état bi man am du TVA droit de porte te kooku 10% la xam nga loolu bëriwul. waaye foofu moom loolu la mën a jël ci ceeb bi. sukkar si nag. kooku beneen affaire la ndax xam nga lu tax wax na ne dina ko wàññi effectivement volonté politique rek mooy mën a nekk. parce que suukar boo ko xoolee libéraliser nañ ko. mais dafa am noo xam ne boo ko jëlee woon bitim réew fi mu nekk tel ni buñ la tegee péréquation bi dafay méngoog prix bi nga xam ne moom koy jaaree fii ndax Macky fi mu toll nii dana mën a libéraliser bàyyi gars yi ñu dem bu fekkee ne marché bi favorable na un marché international favorable ba nga xam ne ñi importé mën nañu jaayee loo xam ne compagnie bi ñu ko jaayee foofu la problème suukar bi nekkee parce que am na noo xam ne dafay am politique boo xam ne état moom lay doxee bu dee dafay def politique pour sauver l'industrie kooku moom la ñuy fi nekkoon doon def bu dee dafay libéraliser à outrance nag kooku ndax dina ko defam déet kooku mooy point d'interrogation. yéen lu ngeen bëgg mu def. ñun na fexe rek ba nga xam ne tey jii képp kuy jënd da nga jëndee moins cher at li fi nekkoon. parce que li fi nekkoon lan la mooy dañuy def structure de prix du sucre ñu ne par exemple dina ñëwee 600 francs mais boo demee ci détaillant bi mu ngi koy jaayee 800 francs te doo ci mën dara lu tax doo ci mën dara mooy liñ lay wax mooy nga woote numéro vert wala boo xamee ne mën nga jot agent contrôle économique yi ñooñu ñëw réprimande mais le problème mooy effectif bi nga xam ne moo amoon doyuloon te politique d'accompagnement bi affichage de prix pour que nit ki xam ne prix bi mu jëndee lii la war a nekk jéem nañ ko appliquer mais pas dans la durée day am campagne d'affichage ñu def ko 15 jours carte gi jaxasoo bu ko defee waa UNACOIS yi def rétention de stock dootoo gisati sax far fi mu nekk nii kontaan na trop parce que bi fa Macky ñëwee maa nga foon ne nañ partenariat boobu ñu wax na ko ñaari UNACOIS yëpp def parce que UNACOIS nag ñaar la. UNACOIS def.
parce que boo xoolee campagne bi sax am na ci ñoo xam ne. mi ngi lay sànni xeer Moussa Dia yéen waa UNACOIS kon dafa mel ni bu yëf yi yeexee itam seen wàll la. donc foofu doon na préciser UNACOIS ñaar amul benn UNACOIS mooy am. Idi Thiam ak. Idi Thiam kese mooy président UNACOIS. UNACOIS def nag keneen amul UNACOIS def loolu yàgg na loolu nekkut amatul yàgg na léegi UNACOIS Joppo moo am UNACOIS def d'ailleurs Ibrahima Lo ma nekkoon président mooy sunu secrétaire général. donc am UNACOIS def amul. non beneen UNACOIS bu ma bëgg a wootee mooy ñooñu ñi nga xamante ni bon voilà bëgguma ci dugg quoi. mais UNACOIS daal benn moo am. donc mooy bi Idi Thiam yor moo tax aussi ma teew fii. donc boobu moo tax nga teew fii mais nag ñaar am. non ñaar amul. ñaar amul waaw fu nekk ni nag kon ci yëf yi daal yéen jaaykat yi yéenay tengal. non xam nga dama bëgg a préciser pour nit ñi xam ne jaaykat ba d'abord avant muy nekk jaaykat dafa nekk consommateur ba pare ay consommateur lañu te man gëm naa ni commerçant yi wala jaaykat yi tey li ñuy consommer ñeneen ñi consommer yu ko xam nga lu tax tey jii nii non seulement da ngay joxe dépense kër ñu ci lekk mais boo nee marché commerçant bu nekk lu bon di nga am 10 à 15 personnes ou bien le minimum moom 5 à 10 personnes entouré sa bool di lekk te loolu yow yaa koy dépensé donc xam nga moom consommateur la donc c'est pour vous dire seulement que commerçant yi ñoom amuñu benn intérêt di def du mal commerçant yi mal commerçant il faut ñu xam ne ko noonu deuxième chose bi concernant sucre bi nga wax laa bëgg indi sucre c'est très facile c'est comme l'huile c'est-à-dire gouvernement bi dafa am ñu mu protéger mooy ñuy sociétés yi fi nekk il suffit que gouvernement bi dindi surtaxe bi ñuy def ci sucre bi ñu libéraliser ko suba nga gis prix yi wàññeeku parce que mënoo comprendre. kilo bi 400 wala 500. sucre. mën na ko jar mën na jar 400 man gëm naa ni mën na jar 400 parce que xam nga lu tax mënoo comprendre lu mel ni Mali boo jëlee pays CEDEAO lu mel ni Gambie lu mel ni Mali li nga xamante ni ñoom dañuy jëlee seen sucre indi ko jaarale ko fii fay transport fay douane fay frais yi ñu fare yépp ñu dem ba foofu gën la yombale. te yow fii ci sa réew ñoo ngi fi di defar sucre donc am lu ci nekk rek mooy surtaxe bi ñu dindi ko libéraliser ko commerçant yi dem importer ko concurrence am mu wàññee ko muy sucre muy huile muy diwlin donc man côté boobu franchement c'est pour vous dire que ci gouvernement bi la des mais néewul ci commerçant yi mais commerçant yi comme li ma lay expliquer ñun waxtaan nañu xool nañu xam na lu war mën a nekk la le président Macky Sall bu mu ñëwee foofu aussi loolu lañ ko wax partenariat bi nga wax aussi ñun ba léegi ci loolu la ñuy woote. mais lu tax mu yéex. mais on attend xam nga le président Macky Sall bon il faut nga xam ne dafa amoon beneen régime bi fi nekkoon d'ailleurs xam nga ñun concernant ceeb bi ngay wax tout ça là magasin de référence yi ngay gis fii nii proposition UNACOIS la woon ci gouvernement bi fi nekkoon dañoo waxtaanoon ñu trouver leen solution indi ci benn proposition ñu ne ñun magasin mën nañu def ay magasin de référence dem jusqu'à ci dëkk yi nga xamante ñoo gën a sori ci Sénégal ñu gisee ko foofu bu ko defee ñun xam nañu technique bi ni ñu koy defee mais gouvernement bi daf ci dugg politiser ko bàyyi waa UNACOIS après ñu indoon proposition bi mais gis nga fu mu mujjee mooy échec donc c'est pour vous dire lu ci gën a am solo mooy le président Macky Sall bis bu toogee mu am volonté wooñu comme partenariat bu mu wootee ñu wooñu ñu toog ensemble trouver des solutions je crois que loolu du am lu ci des yéex bi mooy comme li ma expliqué gouvernement bi mi ngi soogi toog même pas 20 jours donc ministre ñun suñu ministre tutelle mooy ministre du commerce je crois jëlagul sax fonction mais y a que ça mais une fois man gëm naa ni considération bu Macky Sall am ci commerçant yi am ci UNACOIS je crois kii comme lu mu wax ni mu ngi woon foofu man gisoon naa ko foofu n'est-ce pas Macky Sall bu mu ñëwee UNACOIS donc bis ba loolu taxawee rek incha allah je crois que dina mais li mu wax léegi UNACOIS magasin de référence yi moom xam na ñaan bi nekk Guédiawaye boutique am dem naa fa keroog bi nga xam ne ñu ngi doon inauguré magasin de référence ñaari boutique am yëpp defoon na ko magasin de référence donc problème bi mooy capacité bi nga bi nga xam ne moom la commerçant bi waroon am pour milliards yi nga xam ne moom lañ defoon pour mu jël ko moo doon problème moo tax boo ko xoolee ñaari opérateur rek ñoo nekkoon sur le terrain ñetteel bi sax mënuloon donc problème bi yéen dafa am loo xam ne da ngeen ci dul sóobu bu baax a baax parce que lépp loo xam ne man ni ma gisee bu fekkee ne jëlul leen seen marge bu baax boo xam ne confortable na yéen généralement pour ngeen dugal seen bii problème la te magasin de référence mënoo leen woon am bénéfice bu rëy parce que c'était des prix conseillés yoo xam ne da nga ko war a def problème bi réussirul essayé nañ ko parce que tout simplement kii bi nga xam ne fi nga xam ne moom la boo jeexaloon sa marchandise muy le groupement d'achat moom moo amuloon doole. non foofu lu tax réussirul rek mooy li ma lay expliqué
ñun dañoo toog ak gouvernement bi waxtaan indi suñu proposition bi ñu dem ba si biir gouvernement bi politiser ko dem à leur manière moo tax mu échec. buñ ko bàyyoon ci loxo UNACOIS loxo commerçant yi du échec. ça j'en suis sûr. ma fàttali na tey jii Momath Cissé la ñuy dalal bu ASCOSEN ak Moussa Dia bu UNACOIS Momath Cissé yéen ñi nga xam ne way jëfandiku yi ñoo leen tax a jóg fu mu nekk nii nee ñu dinañu wàññeeguñu ndax yaakaaroo leen ne ci diggante bi war na am solution intermédiaire bu tax nit ñi nooyi tuuti. xam nga fi mu toll nii ki wax ne dina wàññi bi mu jëlee leng yi nañu wax ne dëgg yàqu. ragal naa sax ministre de commerce bi changé guñu ko. passation de service amagul voilà. donc fi mu toll nii li Pompidou waxoon rek boo xasee ba nekk président ñett nit ñooy taxaw kii ne du fi toog kii ne nañ ko muñal semaine kii ne nañ ko bàyyi mu liggéey. fu mu nekk nii en tant que consommateur attente bi nga xam ne moom la dugal ci ñun dinañ ko may ay fan ba nga xam ne bu fekkee ne gisuñ lu ñu xam bu ñu ko song kenn du ñu wax yéen kat gaawtu ngeen. ñaata diir ngeen koy may. ça dépend rek ci passation bi nu muy dem mais Moubarak Lo moom la mu waxoon bu fekkoon ne def na ko tey normalement fi mu ne prix yi war nañu waat parce que def noonu semaine bi bu fekkee ne Macky yéeg na semaine bi rek dina ko conseillé dégg nga maam ceeb bi mu wàcc. waaw te Macky bi mu yéegee ba léegi ragal naa ne ëpp na semaine. waaw mais Moubarak sax déggatuma ko fi mu toll nii. moom mi ngi woon ci ndaje ba. moom moo wax ci télévision maa ngi dégg mu ne bu Macky yéegee une semaine dina ko wax mu wàññi prix yi. waaye du rek ceeb bi am na diwlin bi am na suukar si am na meew mi. booba ñu ngi doon wax denrée de première nécessité ceeb bi suukar si meew mi loolu lañ doon waxtaanee fi mu nekk nii nag mat na semaine fu mu nekk nii normalement ñun dañuy xaaragum rek parce que duñu yàkkamti waaye nag na xam ne xaar am na fu mu yem. yéen waa UNACOIS fan yi gis nañ ne ceeb manqué na wax nga léegi fan ngeen di jaar pour wàññi njëgu suukar si mën na nekk. yeneen yi nag meew meeg yooyu itam gars yi dañ koy jëfandikoo. lépp yëpp mun na nekk mais aussi meew bi dafa am benn kii nga xam nga meew 90% boo xoolee dañ koy importer te commerçant bi buy dem tamit moom prix bi mu fekk foofu rek lay jënd indi. donc mais lépp loo gis waxtaane la am na lu ñuy waxtaane gouvernement bi ñun am nañu yaakaar ne dina wàññeeku. concernant manque bi nga junj léegi xam nga parfois ñu tuuma. yéen a koy nëbb ko. non amuñu ci intérêt duñ ko def xam nga lu tax duñ ko nëbb amuñu ci intérêt. mooy xam naa xaritu commerçant day nëbb damay ne amul mais man ma ñëwee mu ne woon ma ci ginnaaw nga fekk. non amul xam nga lu tax. parce que boo xoolee commerçant ñi ci ëpp bokk même su nekkul ñëpp ñi ci ëpp banques yi moo leen di lebal xaalis te yow boo demee ci banque mu lebal la xaalis banque bi boo moytul balaa ngay voyager sax nga commencé di ko fay ak li nga def yëpp. mais commerçant ban intérêt la am jël xaalis banque war a voyager nekk fa 1 mois 2 mois di lijjanti indi conteneur bi jël encore kii bi teg dem di fay intérêt ak leneen mais amuñ benn intérêt commerçant bi li ko gënal mooy bis boo amee xaalis mu dem voyager indi ko dans 2 jours ou dans 1 mois mu jaay marchandise am l'essentiel la ci am dara mais boo ñëwee fekk fii beneen réalité ñu teg ko te wóor na leen yow mënoo jënd ñeenti dërëm jaay ko ñetti dërëm. yaakaar naa donc commerçant amuñ benn intérêt daal di garder marchandise yi naan non amuñ ci intérêt boobu. xam nga yoro kii wax na wax ji. kenn du jaay perte. la ma la waxoon ci njëlbeen njëkk rek. Macky moo man li ko yàlla may nga xam ne moo ko war a moom mu gedd ko ndeg askan wi bu ko defee rek ñuy wàcc partenariat beeg def bi yëpp kenn du jëndee juróom. mais ndax yaakaar nga sax seen partenariat bi dina sori ndax du nguur gu bees gi rek bu ñu defee benn ñaari at rek ñu yokkaat njëg yi ne wuy affaire dafa seer bateau bi dafa seer essence bi yokku nag yooyu. xam nga loolu yëpp transparence la ñuy wax parce que fu nekk nii monde planétaire lañ nekk foo dugg rek xam nga prix yi kenn mënta nax kenn mais partenariat commerçant boo ko déggee itam li nga xam ne moom la Macky moom lay gedd ngir askan wi pour jëm ko combler feneen muy les droits et taxes. muy la subvention te loolu sax man conseil wu ma ko parce que fi mu nekk ni jaar nañ ci. la ma waroon njëkk nga yaakaar ne Momath Cissé du wàññi essence beeg gasoil bi ndax fépp foo jógee rek dañ leen naan fa lay jaar bateau yi koy indi danoo yokk essence bi danoo yokk lii danoo. non problème bi mooy xam nga pour nga xam structure prix essence bi. du ñëpp ko xam Sénégal
buñ la waxoon li ci état bi teg ëpp na dayoo. kon moom buñ ko wàññoon rek nit ñi noyyi. déggoo li ma la wax Macky li mu moom ci lay wàññi loolu rek la ko askan wi te foofu rek la mën a jaar li nga xam ne sacrifice lay doon li nga xam ne régime bële moo ko tegoon dafa bëri woon lu bëri tegoon nañ ko ci essence bi structure de prix boo demoon boo ko laajtee duñu la ko jox foog nga bokk ci ñoom pour mën a xam li ñu teg ci essence bi ba tax na man ragal naa ne Macky bu waxee ne dina wàññi gasoil bi mën na nekk waaw waaye nag état dafa am équilibre boo wàññee fii am nga loo perte donc dafa am foo xam ne foog nga jouer à l'équilibre boo wàññee fii yokk fële cof fële def noonu ah mais gars yi li ñu defoon dafa gën a gaaw wàññi 25 yoon yokk 360 francs ci gaz bi moo tax entre les deux tours wàññi nañ ko de. waaw Moussa Dia yéen bu ñu leen wàññi loon essence gasoil société yi ñoom itam nooyi tuuti. kon xanaa ci lay gën a yomb ci yéen. day baax rek xamul tax parce que comme li ma waxoon sànq rek man personnellement jóge naa fi ma dem Bamako voyage d'ailleurs bi may jël taxi mais taxi bu may jël gaz damaa wàcc pour xool vérifier ma fekk ñoo ngi 525 ma ñëw fi fekk ñu nekk 813. te ba ma ko fii lay jaarale lépp te li may wax ni booy noon kaamil alxuraan ma waat ko mais donc nit ñi mënuñu taxaw fii wala état bi naan lii mënul nekk mun c'est possible concernant gaz bi comme lu mu wax kii 65% léegi ci état bi la jëm 65% ci état bi la jëm mais suñ ko bëggee wàññi ñu wàññi d'accord comme lu mu wax ni peut-être état bi am na nag yeneen liggéey mooy école yi mooy c'est vrai mais lépp étude la ak comment dirais-je ak volonté la. kon ñu fi nekkoon dañoo tële. mais loolu moo tax ñu jëlee leen fii. dafa am moo tax ñu jëlee leen fii. dafa am loo xam ne sax application du texte la le pain par exemple bu ma ko jëlee tey mburu bi mais mën nañ ko wàññi de 25 francs. kese jooni waaw 150 ñu jaayee la ko 125 dara la jooni nañ appliquer texte bi rek éliminer les intermédiaires. ku nekk defaral sa bopp jaayal sa bopp. mais kiosque bi ñoom ñoo ma koy def boulangerie intermédiaire bu amul rek 25 wàññi. tey bu Macky li mu wax mën na ko volonté politique la. mais nag état comme ni ko ja waxee foo bàyyi li rek am na trou waaw mais ni mu waxee nga xam ne gouvernement bi ñëw na à 25 personnes ne aussi am na intention waaye nag li ma jaaxal de defagul état des lieux bu defee état des lieux nag ñu gën a xamati. mais yéen wóolu ngeen ko ci daal. lu ñu la wax technicien moo lay wax. non waxuma ci wàññi gi ndax gëm ngeen Macky ci parole bu mu leen jox. ba ñu gisee leneen nit du la wax rek nga wit. La base virale VPS a été mise à jour. boo ko waxee war naa gëm boo demee nag ba gis la mu la wax kiwut nga jàkkaarloog moom. loolu rek la. ñun en tout cas au niveau de l'INA quoi gëm nañ ko comme li nga ma wax ni peut-être jusqu'à preuve contraire mais actuellement gëm nañ ko parce que li ñuy waxoon def na ko on se rappelle ci premier tour bi donc 14 candidats la woon donc tenir na promesse am ba toog na ak ñun deuxième tour bi wax nañu dinañu seet si ñëw na seet si nañu wax na ci gouvernement bi 25 membres def na ko donc ñun franchement jàpp nañ ko comme que gëm na parole am dina ko def ñun am nañ ci